ne ngeen exil ko mboolem kuy liggéey foora même jaaykat ndoxi foora yi waxuma sax julo yi ak borom nag yi jaaykat ndoxi foora yi sax bëggee na nin woɗɓe rewɓe fof ak góor yeeg jigéen yëpp xale yeeg mag waɗa juuɗe man mbeɗa weltiniɓe tege tag na ci loxo Malick Yero Ba nan ko yegsil waa foora yëpp góor jigéen mag ndaw noon ken yahoɓe joni bu dee nag dañuy dem di liggéey ji garande wadde point de presse dañoo ñëwoon fii rek pour jaar fii li ci des fee lañ ko war a waxee ɗi gartan jaade dañoo ñëw fii fekk si leen ñu ànd dem ko ɗoftomi ɗoftomon ñu gungante ñu àgg place ba jeyan toon gaynaka teddine toon ñu dem teral li ñu xam li ñu moom li ñu kam terangam lan la càmm suñuy wootee teranga càmm éleveur du des gannaaw foora du des gannaaw yéen ay ñëw organisé hono jaata kam otoji walla koyɗe jaaten onon gandi ñu organisation lan moo ñu yóbbu léegi tànk la ñu def wala oto bismillah maari gala jàllal bismillah ma gay naa ko pullo dañuy dox ni nee na dañuy ànd ak yow ni càmm di def tànk ak tànk ba foofu waaw loolu la ñuy wax sàmm yi nee nañ duñ jël benn oto tànk ak tànk ndax sàmm lañ éleveur lañ Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar-jaar danga ko seetaan bu la dara raw visibilité dinga ko am promotion dinga ko am nanga wane sa bopp ci émission jaar-jaar bi nga àndam Ladoum TV télé askan bi mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñi mooy sunu télé Ladoum TV dinga fa am veto fii ma jaar santé animal fii ci Ladoum TV Ladoum TV dinga fa am veto fii ma jaar Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV jox la kàddu ngi nga mën a di nuyu le président Omar Sow moom it xaw ma damay wax président xaw ma damay wax directeur de l'urbanisme di nuyu le président Bada Dieng vice-président FENAFO di nuyu l'honorable député Aliou Dembourou Sow bii di soog a agsi léegi donc di nuyu monsieur Faye le directeur des phosphates de Matam di nuyu l'honorable imam Habibou Sy bi nga xam ne mooy suñu njaatige fii di nuyu mon frère Mbagnick bi nga xam ni moo fi teewal CNCA di suma goro donc di nuyu également Ifra Sow bi fi représenté maison des éleveurs donc di nuyu
président association yi fi teew yëpp di nuyu jotaay bi yëpp damay door rek wax suma mbégte bi ma am tey yàgg naa kontaan si manifestation yi ñu mës a organiser waaye bu mel ni tey daanaka musul am parce que manifestation bu mel nii si foire sectorielle je pense que c'est une grande première. C'est une grande première ñu dajale autant d'autorités c'est une grande première ñu dajale autant de monde ci suñu cérémonie officielle et c'est une grande première ñu ñëw élevage intensif ak élevage extensif ñëw daje ci benn béréb di fêter élevage national donc di am mbégte aussi ci présence éleveurs yi fii seen présence bu rafet di am mbégte aussi ci présence su sponsors yi nga xam ni dañuy jàppale bu baax a baax di am mbégte ci waa ministère de l'élevage di ci profité nag di nuyu suñu ministre bu bees bi di koy dalal di koy ñaanal mission bu bees bi ko président sas yàlla na ko ci yàlla jàppale mu doon ndamu Sénégal yépp di ci profité nag di rendre hommage suñu ancienne ministre de l'élevage madame Aminata Mbengue Ndiaye bi nga xam ni élevage Sénégal ñun ñëpp xam nañ fan la ko jëlee ak fan la ko yóbbu tey mu nekk nit bu oyof nit ku oyof moo xam ni éleveur yëpp la yemale nit koo xam ni éleveur day nekk Daara wala nekk Koungheul wala nekk Matam à minuit nga woo ko mu jël téléphone nee la lan nga soxla su ko mënee régler mu régler ko su ko mënul régler tamit mu teg la ci yoon donc kooku ñu koy rendre hommage moom it di koy ñaan yàlla vraiment fi mu jëm yàlla na doon génneel ci Sénégal yépp te yàlla jàppale ko ci mission bu bees bi moom it te gëm naa ni li mu def ci élevage bi dina ko def ministère de la pêche incha allah di ngeen ma permettre aussi ma wax tuuti ci parrain bi ak le choix du parrain parce que parrain bi comme ni ma wax sànq tey jii dañuy dajale élevage Sénégal dafa am lu am solo lu ñuy wax élevage extensif maanaam càmm gi tey jii suñu waxee les éleveurs du Sénégal sàmmkat yi tey jii ñoom ñooy représenté en termes de nombre d'éleveurs ñoom ñooy représenté plus de 90% même donc ñooñu ñu am solo la ci élevage bi ñooñu nag tey jii daje fi ak élevage intensif loolu am na lu ko waral li ko waral mooy ñun dañuy faral di organiser Adam ku ko xam ni day organiser depuis plus de 15 ans ay salon international de l'élevage au CICES et en marge de ce salon là dañuy organiser ay salons sectoriels dits départementaux donc ces salons là c'est 2 salons l'année et c'est des salons qui accueillent les différents départements de la région de Dakar et même du Sénégal donc dañuy coupler les départements de Dakar et Guédiawaye coupler département Pikine et Rufisque donc département Pikine et Rufisque bi ñoom ñoo ay tey ñoom nag dañ ci boole le reste des régions du Sénégal hors la région de Thiès la région de Thiès ñoom dañuy participer ci foire sectorielle bu Dakar Guédiawaye bi donc bi ñu décidé def foire sectorielle bu Pikine Rufisque bi ñuy njëkk a def ñu ngi ko defoon Pikine département de Pikine mais plus précisément à Pikine foofu la ñu ko defee woon beneen bi ci topp ñu def ko département de Rufisque ren ñu ne dañ koy déplacer dañ koy delloo parce que dañuy alterner entre Pikine et Rufisque ren ñu ne dañ koy delloo Pikine maintenant biir département Pikine on avait le choix entre Kër Massar Thiaroye et Mbao ñu ne comme Pikine ay na ba pare ñu porter suñu choix ci Sicap Mbao Sicap Mbao nag am na lu mu représenté parce que ci Sicap Mbao am na ñu ko sanc fii am na ñu ko sanc ñan ñoo ko sanc
mooy ñu ñuy wax sàmmkatu élevage extensif yi mooy Daral Fora bii. way mbaɗen kele way. donc mënuñu fi def dara te associé wuñ leen mënuñu fi def dara c'est associé wuñ leen rawatina nag ci mbirum élevage moo tax nag ñu ne ca njëlbeen ba balaa ñuy def dara dañuy dem waxtaan ak ñoom associé leen wan leen ni seen mbir la. La première des raisons qui est primordiale te raison boobu ku ko nekkul duñ la parrainer koo mënte doon mooy d'abord c'est un éleveur un bon éleveur et un grand éleveur te c'est un exemple tey jii ci développement élevage parce que tey jii développement élevage comme ni ma wax sànq il faut élevage intensif ak élevage extensif daje maanaam sàmmkat yi ak ñii di yar seen biir kër wala ñii di yar ci seen ferme yi dañoo war a daje. parce que kenn mënul avancer bàyyi sa morom sa ginnaaw te moom exemple boobu la parce que moom day def l'élevage semi extensif donc loolu benn raison la beneen raison bi mooy ni dafay jiite mbooloo bu mag association bu mag organisation bi nga xam ni mun nañu wax sax international la muy UNOS. UNOS bareen kele mi nana UNOS. beneen raison bi aussi mooy ni dafay jiite société bu mag a mag bi nga xam ni dañuy liggéey ci mbirum élevage bi nga xam ni ñoom ñooy traité bépp yàpp bu am fii Sénégal muy Sogas ancienne Seras. oui. donc raison bu gën a am solo di tax aussi ñu porter suñu choix ci moom mooy sacrifice bu muy def ci élevage moom gis nañu. du xaarul état gis nañ ni moom xaarul état moom lépp lu ñuy organiser moo fay jiitu c'était un docteur Khadim Gueye dina ma certifié ci loolu man de ci li ma fekkee bis bu ñu organiser dara suñu waxee ministère day organiser dara balaa ñuy wax dara moom mooy ñëw yëkkati dara ne teg naa tant de taureaux indi naa tant une somme bu extraordinaire. donc loolu dafa am solo moom du xaar mais day anticiper donc raison yooyu moo waral ñu porter suñu choix ci moom te vraiment wax fa dëgg yàlla rëccuwuñu ko te li ñu gis tey loolu mun naa wax tey jii mosuñu ko gis ci élevage fii parce que rafet na lool. parce que bépp sàmmkat tey dajanoo ñooñu. xaarante au foirail def une marche de 500 mètres ñëw ba fii mënoon nañ jël seen oto ñëw fii directement mais ils ont tenu à marcher foirail ba fii. pour wane ni ñoom ay sàmmkat la ñu. donc loolu mu doon loo xam ne lu rafet la lu nga xam ni ñun dañ si bëgg ba fu mu mën a yem donc indépendamment du parrain di remercier. éleveurs yëpp ci seen teewaay. may wax alhamdulilah rabbil alamin di santal yàlla bu baax julliwaat ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi wax ci turu FENAFO fédération nationale pour la filière ovine tey kàddu gi ma yëkkati dama ko yëkkati ci turu fédération bi. di nuyu tamit sama mbokki waa Touba yi man la ñëpp ñëw ak mbokki waa Dakar yi fi fekk yëpp jiite si nuyoo bi docteur Khadim Gueye le représentant du ministre le conseiller numéro 1 maa ngi koy nuyu bu baax di teg nuyoo si loxoom pour mu tegal ñu ko si loxo suñu nouveau ministre bi nga xam ni moom la le président Macky Sall teg ci suñu kanam. di ko yóbbante ak ñaan di ko ñaanal ba li nga xam ni moom la fi fekk mu dolli ko ba mu gën a baax lool yàlla kattanal ko ba lépp loo xam ni moom la ñu sumb ci élevage yàlla may ko doole ba mu man ko matale. di yóbbante aussi tamit ci sunu ancien ministre Aminata Mbengue Ndiaye
di wax docteur Guèye ni ko merewuñu ko FENAFO mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayam ak liggéey bi nga xam ni liggéey na ko ci élevage fii au niveau du Sénégal ñoo ngi koy yóbbante di ko ñaanal fu mu jëm yàlla na yàlla def mu liggéey fa liggéey boobu bi nga xam ni moom la jot a liggéey ci élevage te rafet nañ ci jot waaye ñu ngi koy félicité bu baax di ko xamal ni ko moom merewuñu ko docteur Guèye nag mi ngi ànd ak docteur Dame Sow le directeur de l'élevage mi ngi ànd ak docteur Sakho le secrétaire général ñoo ngi félicité mboolem délégation bi nga àndal yow docteur Guèye bon di la xamal ne yow élevage amee na la njukkal FENAFO mi ngi lay sant bu baax parce que bu fekkante ni association yëpp dañoo tënku ci ginnaaw FENAFO kon képp ku yëngalal élevage yaa ngi dimbali FENAFO ca fu ñu dem manifestation bu ñu am docteur Guèye ñëw na représenté ministre bi taxaw fi ni mu fi war a taxawee wax fi wax yoo nga xam ne wax yu am njariñ la kon suñu taxawee war nañ la ko delloo di la ñaanal fanu gudd ak wér nga yàgg nekk suñu kanam yàgg ñu jiite maa ngi nuyu le parrain parrain bi nag ñun xamuñu ko ndax côté Touba la ñu nekk mais FENAFO moom Sénégal gépp foofu la def lu rëy nag côté boobu. kon léegi le parrain ñu ngi lay sant di la gërëm di la nuyu di nuyu mbooloo mi nga àndal ndax délégation bi ngay di fii bariwul parrain yi koy indi sa bokk yëpp ànd nañoo ko yow ñëw fees del tribune yi kon wane ne ñoom tamit merewuñ la kon ñu ngi lay nuyu. président Omar Sow dafa am loo xam ni daf ko am loo xam ni si digganteem ak président Omar Kane muy Omar Abou Kane Abou lañuy wax mooy Omar rek ñaari Omar lañu moom tam dafa am taxawaay boo xam ni ak loo xam ni dafa am loo xam ni cër boo xam ni da ko am si moom mu ni ma woon nag su ma ñëwee tey jii bëgg naa de manière symbolique wane joxe sama participation dugal li may joxe. mu jox ma nag ñaari chèque benn chèque bu nekk chèque bu 1 million la benn bi mu ni ma bii président maa ko jàppalee président Arona Garoba si parrainage bi ñu ko defal beneen 1 million bi ki des mu ni moom maa ko jàppalee président Omar Abou Kane si manifestation bi nga xam ne moo lay def foire sectorielle bi muy def moom ak Adam loolu rek la déclaration boobu laa bëggoon def maa leen jégalu di leen baal wax jërë ngeen jëf. man fi may tàmbalee mooy dama bëgg rek li président Omar Kane wax ñu gën ci taxaw ndax man li ma gëm yàgg naa ko wax mooy élevage tey dañu war a dooleel les grands ensembles te ni ñuy dooleel les grands ensembles moom approche bi mu ko indee mooy élevage extensif ak élevage intensif mais buñ ko bëggee boole grands ensembles yooyu leaders yi ñoo war a gën a lëkkaloo di liggéey en tout cas ci li ñu nekk parce que du tey laay gisee président Omar Kane nii président Arona Galoba ñi ngi gisee di waxtaan di échanger maa ngi waxtaan ak man tamit ñi nga xam ne ñëpp ñoo ànd ak man di président Djibi Wade président Soumerou Diakhaté Maye Bouré Diagne Samy Diakhaté di leen wax échange yi ñuy def pour yokkute élevage parce que li ñuy def nii man dama calculer te foofu lay commencer c'est vrai sama liggéey tënk na ma lool ndax vraiment chaleur u élevage manqué woon na ma mais tey def naa sacrifice bi dama waroon dem tey Canada ànd ak sama waa ministère mais dama naxanteeg ñoom bañ mujj ma jéggal ma toog fii ndax dafa am lu may terminer moo tax ma profité ci ne tey moom dinaa ñëw vraiment ci bés bi mais li may njëkk a wax mooy bu ñuy yëngatu ci mbir dañu war di taxaw di évaluer di xool yan jéego la ñu war a def pour gën ko yokk mooy élevage bi ñu nekk parce que foire yi ren dama ko jël ku ci ne may lay laaj ñaata nga dépensé ci sa foire mais bu ñu ko calculer boobu ak léegi 100 millions yi romb na di dem et pourtant boo defee li tubaab di wax business plan ci loolu ñu investir yëpp retour d'investissement bi c'est presque nul mais loolu moo baaxul il faut que ñu nangu loolu ñu taxaw mais logistique bii tey waa Adam mobilisé fii bu ñu ko évaluer
lii motul 50 millions lii bu ñu ko doon jënd motu ko or ñun ñi ngi investir lu ëpp loolu ci lu nga xam ne dañ koy delloowaat ci ñeneen te war na mun a nekk lu nga xam ne moomeelu élevage la ba ba léegi maa ngi koy wax nañ ci taxaw parce que man li may bañ mooy ñu ne diw mën na ko def day mel ni suñu sëriñ bi tabaxoon jumaam rek ba ñu paree ñu ne ko doo ñu jiite mu ne comme maa ko tabax kon kenn du fi jullee dem leen seen yoon loolu lay bañ donc dafa war a nekk lu nga xam ni ku ci ne def ci war a dugal loxoom nañu def évaluation boobu ñu fexe jox ñu ndigal ñun ñi nga xam ñooy leaders yi ñu toog waxtaan xool nan lañuy mobiliser le matériel bi nga xam ni moom la éleveurs yi di soxla bu neexee toute l'année ñuy foire mais man fi ma toog tey di waxanteeg éleveurs yi ñiy organiser foire yi damay sentir ni léeg-léeg c'est à peine ni muy méttee si ñoom te li koy gën a méttil mooy investissement bi ñuy def dafa lourd et pourtant mën nañ ko wàññil suñu bopp. mooy télé bi bégal sama